salaamaaleykum mbokku internet Kaolack Info di am mbégte contentement ci dalal bi nga xamante ni moom ngeen ma dalal tey Fifita Touré la journaliste en même temps membre du label Subatel Musique ci cellule communication ak assistante à la direction. Fifita ngeen waroon amal benn événement bu mag fii ak Kaolack. mu gi le préfet du département mu ko interdire. lan moo waral cette interdiction du préfet. voilà d'abord dama koy sant di ko gërëm moom monsieur le préfet ndax dalal nañu dalal bu rafet mënoon nañu interdire rek nag ba mu wax ñu dem mu nekkoon lu naroon ñaaw mais daf ñu interdire ba pare jox ñu ay conseils ci leneen li nga xamante ni war nañ ko mën a def muy nañu mun nañoo def Bercy Saloum le 11 bi mais nañu xool beneen date boo xamante ni arrangé nañu. ñu choisir ko waxtaan ci ak moom mu jàppale ñu ci accompagner ci mesure yëpp donc moom mooy kilifa dëkk bi te nag ay jullit lañu comme ni ma ko waxee sànq dañuy nangu dogalam nag boo nekkee ndaw sa kilifa tere la da ngay bàyyi naam suñu objectif bëggaloon Kaolack waaye la ñu def Bercy Dakar ba pare ñu ne comme def nañ Bercy Dakar balaa ñoo dem ci beneen dëkk génn nañ Saloum mu nekk son boo xamante ni neex na Saloum jéere xam nga ñu ne balaa ñoo dem ci beneen dëkk nag di fa defaat beneen Bercy nañu def accompagnement son bi def Bercy Saloum donc malheureusement à notre grande surprise préfet interdit ñu ko mais di jox ñëpp rendez-vous le 8 inchallah 8 janvier 2022 ci cœur de ville de Kaolack donc lii moo indi annulation yi préfet nee na parce que motif bi notification bi dugal nañ ko ci internet bi trouble à l'ordre public la wax comme lu mu notifié ñun nag bu ñu jógee Dakar di ñëw yàlla xam na ni tas dëkk bi tax ñu woon jóg xeex xuloo tax ñu woon jóg concurrence tax ñu woon jóg ndax bu doon loolu rek ku nekk xam na Dakar nu mu mel mënoon nañ toog Dakar yam foofu defee ko fa waaye nag dafa di coïncidence mënul ñàkk ci lenn coïncide na ñu njëkkee Dakar Bercy Dakar nekk nañ ñëw Bercy Kaolack suñu paree dem Bercy feneen ak feneen ak feneen dommage que préfet tere na ko mais moom loolu la joxe comme motif. mais à ce que ça ñoom ñoo leen njëkk a jàpp daal pourquoi tamit ngeen njëkk a man yaa ma yëgal ni ñoom ñi ko jàpp le 11 bi naam man wax naa ko ci sama première interview date bu njëkk ba mooy après tabaski bi man bokk naa ci ñu coordonné point de presse bu Bercy Saloum bu ñoom structure boobu du Layla Events donc di leen ñaanal tamit réussite ci seen événement bu ñu nekk ndax Kaolack rek ay gagné quoi qu'on puisse dire donc ñun bu ñu paree enchaîné bu ñu paree suñu Bercy Dakar la ñu jàpp le 11 ba ñu paree takk ne le 11 dañuy dem Kaolack te jàpp na ñeneen daj ci yeneen dëkk yoo xamante ni c'est déjà planifié pour def fa ay Bercy donc nag du ñàkk xam nga des fois boo nekkee ci mbir ba concentré wu ci doo bàyyi xel ci leneen mais noonu la demee ñu paree tamit def nañ demande bi def na pratiquement 1 mois et quelque ñu dugal ko biir préfecture donc du da nga dégg rek indi kon loolu c'était bien avant loolu. bu fekkee jàpp ngeen ne yéen a njëkk jàpp daal pourquoi ngeen bàyyi ñoom ñu war a dem. mais ñun ñooy téye ak ñun ñooy bàyyi borom dëkk bi mooy téye mooy bàyyi. non bu fekkee yéen a ci seen droit. maanaam yéen a njëkk a jàpp seen date. yéen a njëkk a demander une autorisation. bu n'avez pas. mooy li ma wax yéen lañu waroon a aaye donc ñi ci des lañu waroon a aaye. effectivement est-ce que du li ñu leen li ñu wax mooy dëgg da ngeen bàyyi ba ñee jàpp date. ngeen jàpp date pour créer benn dualité entre ñaari dates. sérieusement mooy li may wax man sama date de dépôt laa mën a xam mais mënuma xam date dépôt kenn parce que nag ñoom ba ñu déposé fekkeewu ma xaw man ban jour lañ dem déposé mais ñun suñu bos xam nañ kañ lañ ko déposé et mooy li may wax nit ki des fois booy concentré wu ci sa mbiru bopp doo bàyyi xel ci leneen ñun suñu mbiru bopp daf ñoo doy sëkk ak barke donc ba ñoo pare enchaîné def ay date ci région bu ne le 11 bi nag coïncide peut-être ak Bercy Saloum be mais nag nit yi ñu ko jàppee ak ñun ñu ko jàppee c'est diamétralement opposé ku nekk mën nga jël sa wërsëg. ñu fair play ñaari artistes yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que je l'ai dit tout à l'heure loolu la ñuy wane publiquement diw sama mag la diw sama rakk la kon nag diw sama mag boobu ak sama rakk la moo naroon am fii ci Kaolack dommage que information yi jox monsieur le préfet peut-être dañuy jàpp ne tension mooy am ci ñaari artistes yi te mënoon na bañ a demee noonu comme j'ai dit ku nekk ak sa public te sa public ay ñu tubaabe lañ ñu xam àddina Kaolack waaye léegi dañoo xam macha allah léegi dañoo dund showbiz daal léegi Kaolack waaye dafay dund léegi showbiz tellement que dañu doon sañse ci bés bi ba mu rafet
ñu jël seen dàll seen pochette seen xaalis parfumé wu ku nekk dem fu la neex après ñu toog débat waxtaan neex dëkk bi dox économiquement parlant tey auberge yi transporteurs yi suñu yaay yi jakartamaan yi ñuy jaay ci marché bi ku nekk yaa ngi ci naroon gis sa bopp mais tey bu ñu déggee ne Sidy Diop annulé na am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo toog parce que Sidy moo leen ñoroon am na ñoo xam ne ñëw nañ parce que Wally moo leen ñor donc rivalité boobu noonu ñun ñëwoon woon pour loolu pour dire vrai. am na ñu ne nag en réalité da ngeen a bàyyi parce que xam ngeen ne bu jaaxaan jeexee rek bu ngeen dëggee Wally tëgg fële du ngeen gis picc. monsieur Ndao ñun dañoo dépensé ay millions ci événement bi du ma tudd xaalis bi ci lu mu toll mais ay millions la ñu génn ci événement bi nee naa événement bi lu ñu ci dépensé suba teel mosu ko dépensé ci événement am bu fekkoon dañoo xam ne ñoo ñu mën non du ñu déplacé wu de Dakar à Kaolack nag yàq suñuy millions pour après ñu ne sànni nañ mais xam ne dépensé nañ xaalis pour événement bi am Kaolack yi kontaan na tax ñu jàpp moo tax ñu jàppaat beneen date bu bokkut ak date bi et bu doon loolu la nag wax dëgg neex yàlla dinañ teel a daw mais buñ toogee ba événement bi des benn jour ñu soog a communiquer parce que bu affaire bi amee rejet dañ ci doon dox tànk jàmm pour au moins préfet jàppale xam ne ñaari doom ñaari xale yi kenn xuloowu ci kenn amu ci kenn xarma yàlla donc bu doon daw rek instant ba mu ñuy rejeté fa la ñuy defee tag suñu point de presse mais c'est dommage que dem nañ ba càppaandaw ba xam ne nag mënatul ne alors ñu def point de presse expliquer Sénégalais yi expliquer Kaolackois yi lan moo tax affaire bi amatul voilà donc du ragal daal waaw gem bi yaatu na ku nekk ak sa public. yaa ngi wax léegi ne amul rivalité ci ñaari artistes yi. loolu moom wax booy wax nii la ñëpp Sénégal yëpp teg nañ seen bët ne. ñaari artistes yi ci guerre bu mag lañu nekk naka ngeen di dundee loolu au niveau de Subatel. non guerre amu ci mooy li may wax dama lay wax benn affaire nag gis nga dëkk bi koo gis dinañ la dennale kenn je l'avais dit un jour ay jamono Faramareen bii di Wally Seck dañ ko daan dennale ak Youssou Ndour tey ne du papaam lañ koy dennale moroomam lañ koy dennale te àdduna mooy doxee noonu nit yeey wax nii rek mais je sais que Wally du bañ loolu Wally ba ñun ñu koy dendale parce que xam na ni plus ñuy dem Sidy dina dem ba ñu koy dendale kenn Wally dina dem yàlla na am lu ne ci musique Sénégal comme ni koy Sidy di amee ak ñeneen ku nekk sa période bu jotee dinañ la dendale kenn mais tamit war nañ nangu ne Sidy dafa màgg dañ ko war a dendale parce que dafa prouver dafa liggéey dafa nekk ci ay loxo yu wóor yu war a tax ñu koy dendaleeg Faramareen bi loolu duñ ko bañ pourquoi ñu jël loolu war ko def guerre. mais le président Macky Sall dañ koy dendale ak Ousmane Sonko est-ce que niveau yi benn la est-ce que statut yi benn la mbër yi Modou Lo dañ koy dendale ak Balla Gaye et cetera keneen ak keneen mais nag dañoo toll ci musique foo xamante ni. Macky Sall mooy kan. le président Macky Sall. Macky Sall mooy Wally quoi Ousmane Sonko mooy Sidy Diop loolu yaa ko wax. loolu yaa ko wax mais dama lay bëgg a wan ne ci phase bu nekk ci animatrice yi tey dañ daan jël Pape Cheikh Diallo ak Boubacar Diallo keneen ak keneen mais pourquoi ñu bari ko bañ ci musique sénégalaise bi. pourquoi ñu bëgg a suuxal musique bi. bañu ko dañuy xaar Sidy def li Wally def wala mu toll fi Wally toll. mais Sidy deful lu Wally def. wax ñu ko. ok mais Sidy Diop tey dafa nekk ci palmarès boo xamante ni bi mu dugg ci musique yàggul Wally aussi bi mu duggee ci musique yàggul mais Sidy marqué na paam ba nga xamante ni sénégalais yi du moom moo jëlal bopp teg ci kawam Wally mais sénégalais yi ñoo jël gis liggéey yu muy liggéey osé yu mu osé lu mu génn mu nekk it. Sidy Diop amul benn son bu mu génne te nekkul it mais bu ñu indi rivalité wallahi showbiz bi mën na neex te du salte marqué na ay preuve am 2022 bi di ngeen gis ci Sidy Diop loolu leen mësul gis seen àddina fu ponkal teg tànkam 2022 incha allah Sidy Diop dina fa teg tànkam yàlla bu cat jiitu. comme la. non loolu mënu ma ci dugg parce que duma jiitu ñi nga xamante ni ñooy sama level. mais xam naa lu nekk ci biir lu daw Bercy Sidy Diop dina fa teg tànkam. xam naa ni daal dinañ def Bercy Sénégal dinañ ko def bu ñu rombee Bercy Sénégal non xaar leen leneen ak leneen ay salle yu gën a mag yi nga xamante ni artistes yu gën a mag ci àdduna fu ñu teg sa tànk Sidy Diop dina fa teg tànkam et yeneen naa ko yeneen artistes sax yu dul Sidy Diop wax dëgg na yàlla parce que après Sénégal mooy gagné. ah mais bien sûr mais Sidy Diop dina dem Bercy te dina dem feneen fu raw Bercy incha allah loolu c'est déjà planifié
parce que artiste tamit boo amul planification nekkoo visionnaire doo avancer fu raw Bercy dina fa dem yéen doo leen ko ñaanal mu dem foofu après drapeau Sénégal lay yóbbu du Sidy Diop mooy gagné mais Sénégal mooy gagné waaw donc pourquoi pas mu war a mën a dem Bercy mais balaa ñuy dem Bercy nag nañ dem Sénégal nañ wër Sénégal nañu fonk suñu dëkk Sénégal lañu am bu ñuy waali yaani dafa fekk sa kër tëggul non nañu wër Sénégal ba Sénégal neex ñëpp bëgg alors ñu dem nag làmb ca kaw. yaa ngi wax léegi ne Sidy bu mu génnee depuis longtemps it lay doon je crois que ñëpp mën nañu ko seede. naka ngeen di liggéeyee ci bay am produit phare yooyu. à chaque fois bu ngeen génnee Sénégal yëpp daal. Subatel dafa nekk structure boo xamante ni ay professionnels rek a fa nekk mu boole ñoo xamante ni ay talent rek la boole. Matar dafa nekk nit boo xamante ni nitu showbiz la tey buggul gàcce buggul ku ko ne càmbay day bëgg tout le temps nekk à la hauteur de ce fait dafa regrouper ci label bi ay bopp. macha allah ku ci mel ni the best production ñëpp xam nañ ko mu xarañ loolu ci wàllum beat wàllum texte tey ku fi gën a texte ku fi gën a son mu def it soo xoolee the best laal na ko donc mu dajale leen dajale ay ñoom Jules Souley awalaay dajale artistes yu gën a mag wax dëgg neex yàlla ci label bi donc liggéey bi loolu la tey Sidy buy def benn produit phare staff bi ñëppay ñëw Subatel ñëppay toog best def son def beat toog def écriture am jox ku nekk yaa ngi génne sa grain de sel parce que tout le temps lu benn nit man ñaari nit moo ko dàq donc travail d'équipe moo fa am déggoo am nag cër ñu respecté suñu PDG di Matar Subatel déggal ko et puis kenn daal ku nekk da nga yëg sa morom frustration du am ci kenn tey da ngay gis benn affaire nga woo ma wax ma ko ma jël loolu dugal ko naka te loolu mooy def loo it son bi donc ñi ànd rek te yàlla tax bañ a xaajoo ñaaw waaw loolu mooy suñu secret en fait. Subatel aussi que ne rarement lañ koy dégg ci ay potences yi rarement ngay dégg people ci ay information yu doy waar ci moom. naka ngeen di gérer carrière am ci point boobu même si récemment dégg nañ histoire am ak benn actrice bu ñuy wax Yaa Awa. ñu ne dañu nekkoon séparé wu. naka ngeen di gérer son image ba duñ ko déggal ay mbir yu mel noonu. xam nga rumeur moom fii nañ ko fekk. franchement waaye parce que man du lu ma mën a seede liggéey laa sekk ak ñoom damay liggéey wàcc ñibbi dem sama kër toog continuer sama liggéey ci yeneen donc rumeur la rumeur yi ñuy dégg man de loolu laa mën a jàpp parce que xaw ma wóor ma donc rumeur laa ko jàppee bu dee am na xayrun bu dee amul tamit xayrun mais man moom awma ci lu ma leer wax dëgg neex yàlla par rapport ak image am Sidy déggoo ko ci lu ñaaw déggoo ko ci lu ñàkk fayda liggéey ñeme studio teel a ñibbi guddee wàcc ñeme studio teel a ñibbi guddee wàcc loolu laa xamal Sidy Diop wax dëgg ndax yàlla ci li ma jot a dund ak moom ci liggéey lii laa ko xamal rumeur nag moom mënul ñàkk waaw. ñu bàyyi nga wax benn mot ci Kaolack Info. balaa nga wax si Kaolack Info. waaw lu tax nga jógee fële ñëw fii. luy jógee fële ñëw fii. ma leeral. waa leeral. lu tax nga jógee ci ñi nga xam ne ñoo bon organisé vers Saloum ci Wally Seck. jógee fa ñëw ci Subatel. man comme li ma wax rek bokkuma ci woon. man Fafa Gueye moo ma woowoon pour presse bi moom sama mag la manqué nuyu de passage di leen ñaanal ndam ci seen événement bi Kaolack ngay gagné rek donc dañ ma woowoon pour ma coordonner la presse jour bu ñuy ñëw bu ma leen di convoqué c'était pour moom mu def point de presse bi nga xamante ni moom la doon def ci annulation bi nga xamante ni préfet defoon na ko ci ñoom mais bokkuma ci woon woowoon na ma nag ay temps mais amutoon suite mais bokkuma ci woon en fait. nii la demee dañ maa wooloo rek pour ma coordonné naa ñëw nañ jël nañ information yi après ma ñibbi. waaw ñee léegi fa laa bokk waaw. bon di bëgg rek comme j'ai dit tout à l'heure Kaolack ndeysaan ay rajo lañ ko xamee woon rajo kese moo fi amoon pratiquement sëriñ boobu liggéey ñu dénk ko télé mu am télé ñu kontaan. mais tey su ma demee ba gis presse en ligne comme ñun ay nitu presse en ligne lañu ma gis évolution ci presse en ligne bi muy sama mbégte Kaolack Info nag nekk site bi nga xamante ni wax dëgg na yàlla heure boo bëggee xam actualité Kaolack il suffit juste nga tapé soo duggee lépp muy actualité politique people sport éducation religion boo fa duggee ci Kaolack Info dara du la ci ump mu nekk ay jeunes yu efficace macha allah boo leen soxlaa tak à la minute ñoo ngi sa tànk donc di leen wax jàpp leen Kaolack Info
information à temps réel ñoom ñoo ma ci doy donc di kontaan bu baax di jox ñëpp rendez-vous le 8 janvier 2022 incha allah fii ci cœur de ville de Kaolack di leen wax la communication continue toujours téye leen seen ticket autorités yi nga xamante ni jàpp nañ ci ñoom tamit nañ continuer téye seen ticket Bercy Saloum le 8 la incha allah.